télévision Futur Média mbokki benn waxtu d'une heure jot na ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru digg bëccëg gi li ci gën a fës ñeel gayndeek Sénégal ga woon di Pape Bouba Diop ma nga ñu jëmee ca kër ak dëggam gu mujj fële ca armée yi dàngu yi ca Tëngéej fa la ñu koy denc mbooloo mu bari demoon gunge ko ànd ak moom témoignage ak seede si benn la muy jikko ju rafet jooj xamal nañu ko kii nga xamante ne ji moo di ndem si yàlla Pape Bouba Diop des nañu ànd ak yéen ci xibaaru digg bëccëg gi en direct ak Habib Faye ma ñuy toppal moomi le mbir meneen mbir moo di woppi coronavirus gi ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr xamle na ne suñu réew di Sénégal muccagul ci deuxième vague moom Abdoulaye Diouf Sarr ministre santé ak action sociale di sàkku ci askan wi ñu fexe ba respecter arrêté bi bàyyeekoon ci ministère de l'intérieur jëm ci ñu moytu coronavirus bi ak lu koy lawal sàkku na ci kenn ku nekk ci réew mi nga dugal ci sa loxo ngir jàngoro ji kon ba na dellu siwaat ci réewum Sénégal ak doole woppi coronavirus joojee bilan bi ñu am tey ji toll na ci téeméeri doomi aadama yu am corona am na it kenn kon ku ca ñàkk bakkanam wàllu politique Landing Savané njiital ànd jëf PADS tey ji teewe bureau politique gu parti bi yëkkati fa ay kaddu yu bokk na ci ne Macky Sall mënut a yóotu troisième mandat ci bopp réewum Sénégal ndax constitution bi dafa wax lu leer sàkku ne ci njiitu réew mi Macky Sall mu wax élection locale yi kañ la maanaam joxe date bi mbokk yi lii mooy li gën a fës ci xibaaru digg bëccëg gi ci télévision Futur Média bu ngeen taaxeerloo ñu àndandoo faram fàcceel leen ko. dellu leen nuyu bu baax a baax rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média niñ leen ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatalu xibaar yi li ñu koy dooree mooy lu soxal ndem si yàlla Pape Bouba Diop ginnaaw bi mu génnee àdduna ab néew mi yegg si démb ci réew mi tey jii xëy nañu ko di yóbbu ca kërug dëggam mu di fële ci armée Danguye fa lañ ko fas yéenee denc ca Tëngéej ga mu fekk baax ñoo ngi ci jokko bi en direct ak Habib Faye mi ñu toppal yëf yi Habib ginnaaw bu ñu la nuyoo lu ñu mën a jàpp ci rob bi nga xam ne moom la ñuy rob gaynde ak Sénégal ga woon di Pape Bouba Diop. Habib Faye suñu digganteek moom jokko bi jàppandeegul ni ma ko junjee sànq moom Pape Bouba Diop ca armée yi dàngu yi ca Tëngéej foofee kon la ñu koy denc mi ngi génnoon àdduna keroog dimanche ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre démb nag bi ñu koy delloo njukkal ci teewaayu njiitu réew mi Macky Sall ak ay footballkat yu mu doon footballandool bokkoon génération ñu leen di woowee génération 2002 ca ndaje moomee sax ca la ñu ko takkale à titre posthume raayeb grand officier dans l'ordre national du Lion moom Pape Bouba Diop yamuñu ci ne sargal gi nga xamante ne ji ñoo ngi ko koy sargal stade ba ñuy tabax fële ca Diamniadio muy stade du Sénégal musée ba fa nekk njiitu réew mi Macky Sall démb xam le ne tuddee nañu ko kii di Pape Bouba Diop des na ñëwaat ak Habib Faye ci yooyu le wàll des ba léegi ci mbirum Pape Bouba Diop ak démb bi nga xamante ne ji kon ñi ngi ko doon delloo njukkal ca quartier HLM ga ci Rufisque ñu baree bari kon teewe woon bi niw bi di yegg si bokk seede ju ñu yëkkati jëme ci ki nga xamante ne ji moo di Pape Bouba Diop lu aju ci moomi le mbir ba niw ba wàccee aéroport Blaise Diagne ba na mu yeggee Tëngéej daanaka wax ji benn la woon ñenn ci askan wi la ñuy teewlu seen témoignage jëme ci ndem si yàlla Pape Bouba Diop. yaa dimbal leen bu leen dugg waay ah yalla fas yalla non poussez waay copain xaar ñu tegaat si rek si ñoo ngi dund jàll
yéen a ko gisandoo mu di ay image yu doy waar te yéeme démb bi néew Pape Bouba Diop yegsee Sénégal aéroport Blaise Diagne lañu ko gunge ba ca Tëngéej ga mu fekk baax ni ma ko waxee tey jii kon lañu koy xëy jébal borom moom Pape Bouba Diop rob bi ci yor-yor ba léegi ñoo nga ca Habib Faye maa ngi lay nuyu. fu yëf yi toll. jamono ci jàppal ni ba léegi ñu ngi ca sëj yu dàngu ngir rek denc ki nga xam ne moo di Pape Bouba Diop di gaynde ga woon gannaaw ba nga xamante ne amal nañ jullee gi fii ci terrain basket bu HLM ca noone jàkka ja nga xamante ne moom mi sax dugaloon na ca loxoom ba mu mat si fekk foofee la ñu ko jëlee mën ko teg ki nga xam ne moo di ci terrain basket bi jàppal ni tamit képp kuy doomu Tëngéej rek génn nga ngir gunge ki nga xamante nit moo di Pape Bouba Diop ba tax na askan wi ñu ngi ci tànt bi di xaarandi ña nga xamante nit ñu nga ca sëgee jamono ji ñu ñëw ba léegi itam ci ñi ko gunge bokk na ci gaynde génération 2002 yëpp yi nga xamante nit ñoom El Hadji ci Henri Camara ñoom ñoo jiite li nga xamante nit moo di groupe boobu noonu seet nañ fa tamit Aliou Cissé ba ci kii di jëwriñ bi ñu dénk wàllum tàggat yaram di moom Matar ba ni ñuy wax ak yéen ñii sax à l'instant nit ña nga xamante nit demoon nañ denc ka nga xam ne moo di Pape Bouba Diop ñu ngay jógee ndànk ca sëj ngir ñëw ci tente bi nga xam ne fii lañ fas yéenee amal lii di cérémonie officielle bi Mouhamad. jaajëf Habib des naa ak yow ci suñu yeneen jotaayu xibaar ngir ay leeral yu ñeel rob boobee nga xam ne ñoo ngi koy rob gaynde Sénégal gawoon di Pape Bouba Diop waxtaane leneen ci xibaaru digg bëccëg gi ci télévision Futur Média mu di coronavirus gi mbas mi ak tolluwaay gi bilan tey bekk ni ñu ko amee liñ ci njëkk a nemmeeku mooy nemmeeku nañu ci Sénégal téeméeri doomi aadama yu amee coronavirus bi bilan bi mooy li ko xamle yamu ci it ne am na kenn kook ñàkk na bakkanam ci mbas mi lu aju ci test yi ñu def mi ngi toll ci 1,2 ak ñaar fukk ak ñeenti test ci wooyu le wàll jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr yëkkati kàddoom xam le ne deuxième vague ci Sénégal muccaguñu ca loole nag ngir ñu bañ caa yegg ci ni ma ko waxee moom ministre santé ak action sociale moo di daal faw li ñu santaane ngir moytu lu lawal wopp si ñëpp wàccu ak moom rawatina arrêté ministre intérieur waaye it askan wi yëpp booloo joxante loxo taxaw temm ci fàggu geeg fagaru ko gi ñu déglu ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr. famille yëpp depuis ñetti semaine ñu ngi gis ne mbas mi ngi taxaw di yokku boroom xam-xam yu bari ragal nañ ñaareelu yokkute boo xamante ne dafa mel ni li ñu dundoon depuis le 2 mars moo tax ñu taxaw tey pour woo askan bi woo leen ñu taxaw ñépp taxaw pour que mbas mi bañ a yokk ci dëkk bi taxawaay bi nag li ci ëpp solo mooy ñu respecter arrêté ministère de l'intérieur bi xamante ne dafa tere ay rassemblement mais aussi exiger ñuy sol masque partout surtout ci transport en commun yi ak ci yenn barab yi xamante ne mbooloo yi dañ fay daje ministre de l'intérieur commencé na taxawee loolu ma koy gërëm bu baax di wax ne maag moom danañu suivre situation bi bés bu nekk pour xool nan la avancé may woo askan bi nag pour que ñun suñu bopp ñu téye virus bi parce que bu ñu deful loolu mën nañu yegg ci situation boo xamante ne il faut ñu jël ay mesures yooyu xamante ne dana xaw a metti ci population bi loolu mën nañ fa bañ a yegg bu ku nekk jëlee mbir mi def ko sa mbir di sol masque foo toll mais aussi fexe ba lépp lu ñuy tere rek nga bañ ko def. Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé ak action sociale lu aju ci ñàkk bi nga xam ne ñoo ngi koy wax ngir moytu woppi coronavirus gi am ci ñoom dafa teey seenum xel kii di professeur Daouda Ndiaye yëkkati na kàddoom di dalal xelu askan wi ci ñàkk boobee gis ne daal doxin la woo xam ne dañu ko teg ci àdduna bi yëpp ngir seet nu ñu moytoo lu lawal woppi coronavirus gi moo teg ci nag càmbar da cee war bu baax a baax laata kon askan wi di ko jëfandikoo professeur Daouda Ndiaye ñu déglu ko ak Mamadou Fall. muy vaccin mu lu mu mënti doon du Afrique mooy sauve mooy doy topp déedéet dafa fekk ne tey kenn amul vaccin bi fu mu toll nii Afrique amaguñu vaccin bi parce que vaccin bi ñëpp xam nañ ne alal la laaj pour liggéey ko xam-xam bi naam mi ngi fi possibilité mi ngi fi mais alal ji ko war a mën a liggéey Afrique gëwuma ne amagum nañ ko parce que boo xoolee même faj yi ñuy def muy sibiru ba muy sida muy tuberculose yu bëri dañuy dimbali parce que loxo jotul ginnaaw yu si bëri dañ koy yaakaar ne dañ fayuñu mais en réalité
état am na lu mu ci dugal mais bailleurs de fonds yi am ñoo ci jàppale ba ñu am donc loolu moo tax malheureusement tey ñu gis ne vaccin bépp bu mën a ñëw lépp lu nga xam ne tey mën na ñëw ci egsi muy vaccin képp ku ko mën a ñëw muy bu déggee Chine bu nekkee Asie Europe fu mu mënti doon muy Afrique bi tant que lu baax la pour man dañoo war a dem vers ça parce que vaccin mënta ñëw rek ñu jël ko mën na baax ñu vérifier ko mën na bañ a lore ñu vérifier ko toujours est-il que lu ci mën a am dinañ ko seet même fekkee dañ koy saytu ci ay benn nit ñaar nit ñett bañ xool li muy joxe parce que vaccin mën na baax ci benn dëkk ci benn continent te du baax ci fépp donc li am solo mooy ñu saytu ko ba pare xool ndax baax na maintenant yëf yi yàlla ce qu'on appelle la course contre la montre yéexeen dafa tax xanaas bu mu toll ku ne dafa bëgg a gaaw mais li ma xam mu gëm ko mooy bu ñëwoon it danañ xool ndax adapté wu na ci ñun est-ce que gën na ci ñun est-ce que amul problème. troisième mandat ngir Macky Sall ci boppum réewum Sénégal Landing Savané nee na àndu ci moom njiital ànd jëf PADS mi ngi ko xam ne tey jii ci ndaje moo xamante ne ji bureau politique gu parti bi ñoo ko doon amal yamu ceyt ne daal sàkk wax na ne constitution bi li mu wax ci ay mandat ci kuy jiite réewum Sénégal dafa leer mooy di nit amul sañ-sañu def fi lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo Landing Savané nee na it ki nga xamante ne ji moo di président Macky Sall jot na ci mu wax nit ñi datu élection locale yi kañ la maanaam jàpp date bi ba mu leer ci bopp nit ñi ni ma ko waxee moom Landing Savané mi ngi ko yëkkati tey jii ci ndaje moo xam ne bureau politique AJ/PADS ñoo ko doon amal des na ci dellu si nu mu gën a yaatoo ci suñ yeneen jotaayu xibaar waxtaane leneen ci xibaaru digg bëccëg gi ci télévision Futur Média mu di doxub ñaxtu bi nga xam ne askan wa yeewoo ci diwaanu Koungheul amal nañu ko la leen mitti nag ba tax ñu ko doon xultu ko ñaxtu bari na benn ca moo di ñàkk lampi mbedd ya dëkk ba lëndëm kurus tax ñii di woy yuy dëkk leen a sonal nee na ñu it ndox ma ñuy jëfandikoo na la ko yàlla nëbbu kenn xamul ban melokaan la yor yooyu yëpp la ñu boole taxoon ñu becc ko ci mbedd mi ci doxub ñaxtu Omar Ndiaye Boubacar Fall bopp ñetti fan a ngi nii ñoom waa Koungheul amuñu ndox rawatina coupure courant yi takarnaase moo waral ñu takk ay sagari xonq amal ab doxum ñaxtu tàmbalee ko ci buntu hôpital ba xëtt biir marché central ba wutali préfecture. mënuñ am courant te facture yi seer nañ da ngay fay facture 2 mois te li ngay lakk ci courant du mot sax une semaine ñu gis naa ne Koungheul ndox amuñ ko rawatina ak ndox mu ñuy naan moog diwtiir ñoo yem waxoon nañ ko fii ñaari at yi passé tey ñëwaat nañ waxaat ko fi Koungheul ndox mu ñuy naan baaxul. leneen lu ci topp mooy gis nañ ne Koungheul dëkk yi nga xamante ni ñoo ko féetee ginnaaw lu mel ni yeneen communes yi pour nga dem fa amul yoon bu baax pour nga dem tey Saly foo waroon dawee 15 minutes da nga ko daw plus de 2 heures de temps pour nga war a téléphone foog nga yëg ci ay garab wala foog nga yëg ci ay terrasse loolu dafay war a mën a jeex su fi jeexul ku fi indeeti facture courant duñ ko fay ku fi indi facture ndox duñ ko fay. coupure courant yooyu di takarnaase dem na ba jural leen ñàkkum kaaraange ci dëkk ba. ba tax na jamono ji askan wi su marax gi duggee rek ñëpp daal di fat temps ci ginnaaw agression bi bëri na fi sàcc bi bëri na fi lu ko waral mooy amul courant dëkk boo xam ne da nga fay dugg ba génn fi doo xam ne sax dugg nga ci dëkk comme si que forêt classée leen nekk. ñoom askanu Koungheul nag joxe nañu ab délai di dànkaafu kilifa yi. feeg ñaari weer liggéey yooyu yëpp na yemb wala si yembut lépp li nga xamante ni ndaw ñi mën nañ ko danañ ko def ci seen kaw. ci noonu sax la ñu jébbali seen bataaxalab ñaxtu kii di préfet bu département ba Koungheul. lépp juróom-ñaari junni hectare ca tool yi ceeb ya mbënd mi yàq na ko la ca desit dex gak melokaanam tax na mëne su ko jëfandikoo loolee ñi ko xamle moo di comité interprofessionnel du riz ñoo soloon seenu daal dem ci diwaan boobee xool yëf yàq fa mu toll li ñu bëgg bokk na ci nu mu gën a gaawee boor yi nga xam ne producteurs yi amee nañ ko ñu seet nu ñu leen ko jéggale ba nu ñu leen ko woyefale ba ñu mën a sóobu ci noor bi waaye bëgg nañ it ab daje seen digg ak président de la république Macky Sall Ousseynou Ndiaye mooy njiital comité interprofessionnel du riz am nay kàddu yooyu dénk na ko ci Ousseynou Diop. am na d'abord ay inondation yoo xam ni recensé nañ ko yoo xam ni parcelles yoo xam ni kenn góobu ko mu toll ci 2522 hectares. bu ñuy góob à partir de 12 juillet bi taw yi commencé gis nañ ni am nañ problème bu mag ci rendement yi ñuy wax baisse de rendement. mais malheureusement hivernal bi encore ñu am jafe-jafe yu mag yoo xam ni lu ko indi inondation d'abord ak taw bi mais aussi ay. lu ñuy wax ay gunóor yoo xam ne day muucu ceeb bi. problème bi ñu am ci ren jii kon saison hivernale du affaire baykat bi mbiru yàlla la loo xam ne nag mbiru yàlla la ah vraiment bu ko baykat bi bëggee supporter dafay xaw a metti moo tax ñu demander président de la république pour que mu ñëw dimbali baykat yi parce que li am ni du suñu benn cobre mais loolu moo tax nag ñu wax ni. surtout ñu insister encore ci président de la république que bu fekkee ni réagirul autorités yi kiiwuñu
jàpp naa ni de bay noor bi ñu jëm yaakaar naa du am de. ci diwaanu Kolda jël nañu fa matuwaay yu yaatu ngir lu dakkal feu de brousse yi mu di daay ne seetlu nañu ne daaw rek lu toll ci 20 cas ak juróom ci ay daay yu fa tàkk nemmeeku nañu ko lam fa yàq nag ëpp na 4 junni ci ay hectares ca àll ba loolee nag ngir ñu dakkal ko tax na ñu jël ci matuwaay Abdoulaye Diallo. ak bu ne daa yi dañuy lakk ay junni hectares suuf ci diwaanu Kolda ci campagne bi weesu jot nañ fi lim lu tollook 25 daa yi fi lakk lu ëpp 4 junni hectares gàncax. pour campagne 2020 bi 25 cas la ñu am pour 4700 hectares campagne 2019 bi moo nekkoon 20 cas pour 5000 hectares brûlés. mu waral ñëpp taxaw tem ngir jàmmarloog yile daa. dañoo jóge ci nawet te àll bi bëri ñax lool donc ñu woo partenaires yëpp acteurs yi nekk ci dëkk bi yëpp pour ñu ñëw waxtaanee mbirum daay donc luy wolof di naan fagaru balaa ngay lakkale donc ci loolu la ñu taxawaay boobu la ñu am donc woo nit ñi ñaax leen ñu jël seen matukaay balaay àll bi di lakk. même ñi fi toogal nguur kenn demul ñu des ci wàllu bile xeex. am na ñetti dogal ñuy jël benn dogal bi mooy nañu fexe ba kuréel yi nga xamante ñu ngi ci village yi ñu war a liggéey pour xeex feu de brousse yi ñu leen wax les comités villageois de lutte contre les feux de brousse taxawal leen dëgëral leen jox leen ay jumtukaay. deuxième bi am na lu ñuy wax mise à feu précoce day ñu aar dëkkuwaay yi nekk ci biir village yooyu. ñetteelu dogal bi wax ne moom lañu jël mooy nañu fexe vraiment loolu ñu ngi ci ñaan participation communauté collectivité territoriale yi mooy maire yi yooyu pour que ñëpp ñu jàpp ci pour que benn camion citerne bu fi nekk ñu defar ko ndax dafa paan fi depuis ñaari at. magataay ba ca seeni woto bu yeb ndox ngir fay daa yi ak ñàkk farlu gi waa comité de lutte yi ñàkk farlu ci xeex daa yi ak seeni ñàkk a tàggat ñooy yenn ci jafe-jafe yi waa forêt di jànkonteel ci xeexum daa yi fii ci Kolda. ñu jafe-jafe bokk na ci benn unité bu ñu am benn camion bu mag moom la daan utiliser pour xeex daay ci département de Kolda. donc ñaari at a ngi nii ci ginnaaw unité boobu dafa paan donc mi ngi gaare te boobu rek la ñu yor pour xeex daay donc loolu bu ñu ko saafara woon yaakaar naa dina yombal suñu liggéey ci wàllu xeex daay. jot na ngir ñu daldi appliquer ni mu waree daan yi nga xam ne moom la ñu war a daan képp ku taal àll bi ndax mbirum daay yi mën a wàññeeku ci diwaanu Kolda. ndaje mu ñu doon amal ca diwaanu Kaolack lañ ca doon waxtaanee mooy mbirum criminalisation viol gannaaw ba loi ba jibee léegi leeral askan wi ci yëf yeeg ni mu tëddee bu njëkk ba kuñ ci masaana jàpp juróomi ati kaso jàpp fukk la ñu daan tëj léegi nag yëf yee yokku na ku ñu jàpp ci mbiri viol te muy lu dëgg baa lu ne xeetoo fukki ati kaso jàpp ñaar fukk lañ lay tëj loolee waraloon ndaje man doon amal ca Kaolack ngir doon ko leeralal askan wi ki nga xam ne moo di Fatou Ndiaye Dem mooy directrice de la famille ñu déglu ko ci micro Ibrahima Diamé. sumb campagne bi ñuy wax vulgarisation de la loi 2020-05 bi nga xam ne moom lañ teg di daan ñi nga xam ne ñooy sàkku xale yu ndaw yi ak jigéen ñi ci loolu nag ministre de la femme lancé woon na ko Dakar ci semaine bële tey ñu ngi Kaolack ñi nekk Kaolack nag ak suñu partenaire bu ñuy wax Enabel ak aussi ànd ko ak acteurs yi nga xam ne société civile ñëpp ñoo fi nekk di liggéey ak ñun foog naa ne tey loolu moo ñu fi indi ñetti fan yi ñu ngi fi pour wax ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo dëkk fii te war a mun a wax ci loi bi nag lu tax ñu war ci wax xam nañ ne sàkkute bi ñuy def xale yi ak jigéen ñi dafa doon loo xam ne day lor askan bi mais day du yóbbu Sénégal fi nga xam ne foofu la war a nekk muy développement am kon boog loolu nañu bëgg fu ñu dem muy 45 départements yi gis ñi nga xam ne ñoom bu ñu waxee ñu dégg leen mais dem ci ñi nga xam ne tam ñoo doon liggéey ñu ànd ak ñun dugg ci dëkk bi yëpp ñëpp xam ne loi bi nii la tëroo ak nii lañ ko war a defee ci loolu nag pour yombal ko loi bi traduire nañ ko fukki làkk ak ñeent yi nga xam ne moom la ñuy làkk ci Sénégal te ñu bind ko. ay artistes yu tënku seen bopp ci kuréel goog ñu ngi ko duppee toog fii tekki fii jariñ sa réew mën naa nekk ñoo fas yéene dugal seen loxo bu baax a baax ci xeex gi ñuy xeex wàllu mbëkk mi di immigration clandestine tukki bu tegewul ci yoon nañuy def nag moo di dem ca Saloum au conseil collectivité territoriale wane fa seen bopp wax fa it ni ñu bëgg a jàppee ci boobu la xeex mu di lool njiital au conseil collectivité territoriale soxna Aminata Mbengue Ndiaye ak kii di Aliou Sall président association des maires du Sénégal rafetlu nañu ko bu baax a baax diggéen ne dinañ leen jàppale ci xeex boobee ngir ñu am ca ndam Mouhamed Sambo. mbëkk mi fan yi jéego yu mu jël jaaxal ñëpp moo tax au conseil des collectivités territoriales dalal ci këram gi artistes yi ngir mën a waxtaan ak ndaw ñi ci mbëkk mi nga xamante ni dafa jéggi dayoo. yaakaar ni buñ fa demee kat message bi bu jaaree ci One Lyrical bu jaaree ci Les Diwane ji Matadi wala Paco Brise Anita wala Ngaaka Blindé ndaw ñi dinañ gën a dégg parce que peut-être
ñoom tey ñu taxaw ci concert wala ñu taxaw ci télé di déglu Ngaaka Blindé moo leen gën a yomb ñu taxaw ci télé di déglu discours yenn nit yoo xamante ni mën naa ne ay mag lañu wala ay âgé lañ peut-être mën nañ ci bañ a gis seen bopp comme il faut donc comme li may wax rek il faut ngeen yónni ndaw ñi ci ndaw ñi. kër gi nga xamante ni nag ki koy jiite moo di Aminata Mbengue Ndiaye moom nag li mu bëggal amal liggéey bi ngir yee ndaw ñi mu ngi koy jaarale si Ngaaka Blindé ak yeneen artistes ngir mun a xamal ndaw ñi ni mën nañu tekki fii ci réew mi. fan yi kuy yaay sa xol jeex na kuy yaay wala ngay bàyyi sa xol jeex na ci li nga xam ne moom la ñu gis loolu moo waral bi ñu proposé lii ñun leen ñëw leen ci territoire yi la ñuy jóge kon ci gox yi nga xam ne moom ngeen yore ñun ñu yore ko ma yaay yenne fa papa yenne fa foofa la ñuy jóge bu ñuy dellu seet foofa la ñuy delluwaat loolu moo tax ñu ne yéen da ngeen cee am un rôle important à jouer et que sensibilisation bi nga xam ne yéen ci seen bopp war na leen ñii duñoo nekk ay acteurs yoo nga xam ne mën nañu lu ñu mënul man ne mënumaa rab wax dëgg yàlla comme pour xale yi déglu ñu daal la foofu la ñu koy awee ñoom ñi nga xam ne mën nañu wax ak ñoom neex na leen je crois que mën nañu jaare foofu pédagogiquement pour que lu mbir mi wàññeeku. ñiy jiite bokk moomee li ñu ngi leen di woo ñu dugal seen loxo ci lii di toog fii tekki fii jariñ sa réew mën na nekk kiy jiite association maire yi sax moom mu ngi xamle ni dina si dugg. ki nga xamante ni ragal na dee kooku neex na waxal waaye koo xam ne def naan nu mu ko waxee dugg naa ci gaal gi këpp waaye bu gaal amaatee ma demaat kooku neexul la waxal kon nag képp ku am ci xalaat wala am ci xarañte pour mën a contribuer ñu delloo si waat xelu nit ñi xelu ndaw ñi surtout kooku da nga jar a jàpp. gën a yee ndaw ñi fan yi ñu ngi koy gën a dooleel ndax mbëkk mi ba tey mu ngi fii li liggéey nag dafay bokk ci cadre audition yi nga xamante ni moom la HCCT di amal te ñu tënk ko ci wàllu coopération décentralisée waxtaanee nag dinañ ko jébbal njiitum réew mi. mi ngi noonu Mouhamed Samb loolee moo tëj xibaaru digg bëccëg gi ci télévision Futur Média amoon mbégte mu yaa àndoon ci ak yéen xibaar yi dina dellu si waat 19h30 ci TFM mbokk yàlla nañu yàlla dolli jàmm.